asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen baal ak te di leen baal di bëggee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy teewlu sur www.informer.com ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy suivre sur Informer rajo tey nag dañoo ñëw fii ci fi nga xamante ni mooy Yoff ñu ñëw seet si ki nga xamante ni naam dañ ko doon gis ci écran bi mu nekk koo xamante ni dañ koy bëggee nag bu baax a baax nekk koo xamante ni au réel Baye Fall la ñuy wax parce que tamit wan nañ ko mu nekk koo xamante ni mënuñu koo tudd ci champion tudduñ ko tudd muy Balla Diouf buñ ne Balla Diouf nag seen xel dem ci écurie Fass buñ ne Balla Diouf seen xel dem ci Balla Diouf bu àdduna tey moom lañ seet si mbëri ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Informer mi di leen ziar di leen dalal. di leen tatagal di leen wax bisimilah. bëggoon nañ ko nag bu yàgg mais xam nga may kiiloo di ma dawloo di. waaw boobu yëpp dafa fekkoon mu xat rek xam nga man moom. wax dëgg yàlla du ma gàntu kenn. dëgg la surtout su ma amee lu ma war a wax. man du ma xaar sax ba ñuy ñëw di ma jël si man maay dem wax. dëgg la donc su ma amul lu ma wax nag damay nekk samay activité dëgg la donc loolu moo waral nag moment bi may soxla fekkoon ma xaw a xat trop. waroon tukki donc démb laa ñëw. pour mën a honoré sax li ma waxoon ak yow avant may dem donc moo tax. finalement yàlla dogal na ko tey. tey la waroon nekk. Balla Diouf xam nga ndax ñu ne Balla Diouf dafa am lu bari loo xamante ne bëgg nañ koo waxtaan ak yow. parce que pour une première fois Informer mi soog a ñëw pour waxtaan ak yow mais dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy sa carrière tey buñ ko doon résumé ndax gis nañ Balla Diouf bëree na léegi bàyyi na mi ngi ci leneen tey buñ doon ñëw si Balla Diouf kan mooy Balla Diouf. waaw Balla Diouf moom comme ni ma la waxee rek benn boy Médina la ku juddoo Médina. yaroo Médina doon représenté Médina ci biir écurie Fass. dama nekkoon biir écurie Fass di représenté Médina donc Médina mooy suma fief. fa laa juddoo donc lu ma am yëpp Médina moo tax ma am ko. at Fass at làmb donc màgg juddoo Médina màgg fa donc dem jàng tuuti école après jóge fa dem def Daara Kokki. jóge Daara Kokki ba ma ñëwee dem Chikori yi nekk ci Daara Baye Fall jóge fa dem Langsar. ba ma jógee Langsar ñëw nag dama bëre neex man njëkkoon nekk écurie Mermoz ci Kamal Salamé donc bañ fa jógee maag Serigne Ndiaye ak ñoom Baye Diouf ñoo fa jógee ndoo woon ñëw écurie Fass. donc écurie Fass nag fa la sama carrière tàmbalee. fa laa njëkk a bëree donc ba bëree 25 combats tey am 18 victoires am 7 défaites. ci sama carrière 25 combats. 25 combats laa bëree écurie Fass am 18 victoires ak 7 défaites. donc 24 sama carrière 25 combats la 24 combats yëpp écurie Fass laa ko bëree benn laa bëree écurie Yoff. donc boo résumé sama carrière mooy bëri naa ci 25 combats. am ci 18 victoires ak 7 défaites. kooku mooy Balla Diouf. kooku mooy Balla Diouf mais Balla Diouf am na loo xamante ni bien vrai que résumé ngañ ko parce que tamit li ngay wax rek li nga fi wax yëpp lu normal la mais dañuy ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy sa lamb wax nga ko léegi de temps booy mën ngaa ñëw si Balla Diouf temps booy Balla Diouf ban classe da bàyyee ak tamit virusu lamb nu mu ñëwee ci yow. waaw man mun naa wax ne ñaari at laa jàng école 6e 5e donc laa jàng école. et pourtant nga nekk intellectuel nii. donc voilà comme nag man dama amul woon notion jàng bëgguma ko woon. ok donc mes parents ils ont tout fait ah. sama côté papa muy sama yaay def nañ lu ne pour ma jàng mais bëgguma ko woon parce que aw ma woon envie jàng daal. ndax la ba ñoom ñu gis ko xaw ma woon tey su doon démb su doon tey damay jàng. kon regretté nga ko. waaw regretté naa ko bu baax a baax mais regretté wu ma ko parce que. jàng naa alxuraan ba wàcc def naa Daara Kokki jàng fa alxuraan ba wàcc. def naa ba bi may nekk Daara Kokki baax na ba may dem Daara Kokki ma 7 ans laa am 7 ans 8 ans laa demee Daara Kokki. ba ma fay jógee maa ngi am 12 ans. donc période bi may dem Daara Kokki nag fekkoon na Daara Kokki métti trop. ci période boobu laa fa nekk ci période boobu laa fa xeex ba am sama liberté ci biir taalibe yëpp. jàng nag ba wàcc. ñibbi si Dakar ba ma ñëwee Dakar donc affaire Baye Fall neexoon ma trop benn taalibe sëñ Madou Kara bu mag. ku ñuy wax Cheikh Macoumba Fall takkoon suma magu yaay donc ba muy ma xirtaloon ma ci loolu ma dem ci daara ja. ñoom nag dañ doon dem ay Chikor rek di ñëw ci laa jóge foofu dem Chikor yi jóge fa ñëw Bambilor jóge Bambilor ci lañ dem Langsar en 1992 93. donc ma nekk fa ba 96 ma ñëw Dakar donc 96 entre 97 ci la ma làmb commencé neexee ci la seetaanoon combat Tafa Gueye Ibou Ndafa Tafa Gueye Tyson. donc ci la ma làmb commencé neex nag.
mais en général loolu du xawoon métti ndax comme ni nga jugee daara xam boo jugee daara beneen visage ngay amaat après nga ñëwaat ci làmb loolu bu ciy dugg est-ce que xawoon naa métti tuuti. bi ma ciy dugg parce que avant may dugg ci làmb nekk naa ci dëkk bi nekk naa Médina dund naa jot naa fi dund 2 ans 3 ans yoo xam ne dem naa ba xam ni dëkk bi doxee parce que comme màggeewu ma fi. ci àll bi laa màggee donc te amoon naa fit mënoon naa bëre déjà amoon dëgëroon naa en tant que talibé amul ku daa xëy di yor potam di yalwaani donc daara Koki mun naa wax ni 7 ans yi ma fa nekk yëpp lu ma lekk maa ko jox sama bopp dama daa xëy comme ni talibé yi def jël sama pot dem yalwaani donc su ma yalwaanee ba ngoon jot ma ñëw ñibbisi jàng tëdd bu àllarba ci ngoon jotee ñu wàcc dem màngaan yi dañ daa màngaan yi ay dëkk ak dëkk dañ daa jóge Koki di dox ba Warak jóge Warak dox ba Louga ñibbisi donc loolu moo doon sunu laay ba ma wàccee nag ma gis ni wàcc naa ma bëgg ñibbi ci laa fa jóge daw Koki moom daanaka jamono jooju kenn du fa dem parce que dafa métti ñu bàyyi la dafa métti waaw ba ma wàccee nag laa daw ñibbisi ñëw Dakar mu ñëwee Dakar nag ci laa jógewaat foofu dem ci daara Baye Fall yi nekk fa tamit dund neex mari jaalo neex ma bu metti sax mun naa wax ni Médina ba Médina daj maa fa njëkk a nekk ku laxasaayu waa Médina yëpp xam nañ ko di yor sama këll di li ma lay wax ni dafa yàgg de li ma lay wax ni laxasaay yor sama këll def samay njeej nekk xale bu ndaw di wër biir Médina temps yooyu Médina pour nga gis fa murit jafe woon na boobu ma nekk tout tànk di dóor waar boobu maa ngi ci jamono di dóor waar dëddu àdduna di dóor waar ba ma demee nag ba ñu wàccee ma ci loolu ba ñaanal ma ci laa ñibbi si Dakaaru nag commencé nag di ut samay loisir bopp li ma ci tàmmoon nag mooy làmb nag laa ci bëggoon parce que gisoon naa ni moo doon gën a foofu góor moo gën a nuroog suma yëf kon say mbapat métti woon na samay mbapat est-ce que mbapat nga baal mbapat naa bu baax a baax man li ma mbapat est-ce que mbëri mbapat nañ ko man maag ñoom Ousa ñoo doon ànd di mbapat yi ñoom Mbaye Diouf ñoom Jili yi Tafa Gueye numéro 2 fu mbapat am dem nañ fa tey boo demoon Bargny tey Forza tey boo ko laajoon mbapatu Bargny luñ fa def Forza ba may bëre mbapatu Bargny ñu fay toj Forza suñu supporter la woon ndeysaan amul fu ñu demul bëre mbapat ci Sénégal mais bëri woon nga ay mbër yoo xam te ni tey ràññee woon nañ leen temps yooyu ci làmb bien sûr mun naa wax ni tey Paate Balde bëri nañ mbapat ok bu ñoom ama magu ama Paate bëri nañ mbapat ay ñoom Neeka bëri nañ mbapat Dolf bëri nañu mbapat ñoom Neeka Mathieu Pereira Eumeu Sène mii ñëw na mbapatu 19 indi Dolf indi Neeka ma daan leen ñoom ñaar ñëpp samp sama ndënd ci diggu tànkam Eumeu Sène mu génn làmb ji boobu ñoom Ousa ak ñoom Papa Sow ñëpp fekkee nañ ko ñoom Badika yi ñëpp fekkee nañ ko mbapatu 19 mu indi ñaari mbër ma daan leen jël sama ndënd samp ko ci diggu tànkam mu jóg génn mbapat bi maa la ko wax déggoo ma de man déggoo ma laay mbapat dama bëri mbapat ba sonn door a bëri arène te arène fi gën a metti laa commencé xam nga mooy fan 4e combat loolu ban année la woon 4e combat 2001 mooy sama premier combat 99 laa dugg ci làmb 2001 laa njëkk bëre maak Baboy Diouf maak Baboy Diouf la woon écrit Pikine ñu bëri combat bu metti ma daan ko boobu mooy sama premier combat 4e combat laa bëre ba prouvé 4e combat bëre 3e combat ba prouvé bëre 2e combat ba prouvé door a bëre spécial bu njëkk pour nga bëre grand combat da ngay bëre spécial ba amateur yi nangu nga door a bëre grand combat léegi làmb dama gis léegi da ngay gis benn mbër bu ñëw bëre benn combat ñaari combat ñu tatagal la am fuñ la teg nga dem bëre grand combat ñun dañ ko jaar ci yoon bi dañoo def étape par étape ba àgg fi ñu war a àgg moo tax ba ñuy bëre grand combat fekk na ñu ñor xom moo tax ñu toog 7 ans kenn mënuñu daan toog naa 7 ans sama morom yëpp parcelle ma jeexal leen ba ñu jeex daan fa Dolf daan fa Zos daan fa Moussa Dioum ci benn at ci benn at laa leen daan déggoo ma benn at ci laa daan écurie Parcelles ba ñu jeex loolu histoire yi ngi fi bëreeg sama morom yëpp laa la wax ni ay Pape Sène ba ma koy daan boobu sama premier grand combat moo ma ëppoon doole ëpp ma tur boobu waa Fass ñu leen gemboon indi la yéen waa ñoom kii boobu ñun ñëpp doon ànd écurie Fass
ñëpp doon ànd. parce que écurie Fass famille la woon ñun ñëpp famille la ñu woon donc amul woon mbër ñun ñëpp pour ñun ay frères lañ ñooy ànd bërindoo mbapat ñooy ànd ñooy fréquenté ndoo ñooy ànd dem entraînement. yaa doon encadré yaa ci ëppoon fit. waaw peut-être loolu chance la parce que tamit fit moom defe naa nit da nga koy judduwaale. wala nga doon koo xam ne rek ragaloo dara. parce que man ba ci ay gàllaaj yi sax man buñ ma doon wax mbër bi dafa am gàllaaj pour man dama naan ñii dañu ragal wala pour man yooyu yëpp existé wul woon. kon gëmoo woon mystique trop. gëmoon naa ko mais pour man existé ak sama gëm-gëmu bopp. gàllaaju mbër pour man rek maa am gàllaaj. man sama esprit loolu la woon. dama naan bu ñu naan dañu kii dafa mystique wala laa dama naan ñii dañu ragal. daaw Moussa Gningue moo leen kii woon. waaw mën naa wax ni man sama carrière. man dem naa ba bëre grand combat ba prouver waa Fass commencé di ma jàppale ci affaire mystique te mun naa wax ni waa Fass ba ñu commencé dugg samay mystique laa commencé am problème mu làmb man ba may ngemb sama bopp mbër daanu ma ba sama mystique ba may ngemb sama bopp man kese laa la wax mbër musuma daan kon loxo yi ci bari woon ba loxo yi commencé bari samay bagage laa commencé am problème mu làmbaat ay jafe-jafe làmb loolu war loolu. mais mënoo am na yoo xam ne yëpp mënoo ko xam mënoo ko maîtriser da ngay xam rek parce que man samay li ma daa ngemboo man xam naa ko te waa écurie Fass xam nañ ko bu baax man ba may ñëw écurie Fass yaakaaruñu woon ni dinaa doon mbër parce que man suñu premier jour entraînement mbéygee daf maa dàq woo Alsane Jaxate ne kii da nga ñu indi problème kii na génn ma ne ko père mu ne mbër laa mu ne ma yow ku la xool ni way Alsane na génn ma bàyyi ba beneen jour may continuer di ñëw entraînement ba benn jour ñëwul ma ñëw dugg ci entraînement yi Alsane Jaxate gis ma waxuma dara léegi loolu ma mbéygee waxoon ne ma kii mënul nekk mbër dàq ma looloo ma def mbër dana koy jàpp looloo ma def mbër moo tax sama combat am naa benn combat bu metti bi ma doon bëri Kaolack Massa Mbergane indi woon mbër bi ëppee na ma presque 70 kilos xaw ma sax fàtte naa turam Max Mbergane xam na ko bu baax Max ko indi woon ak Pa Ngone Fall bi nekk Sen TV ñoom ñoo ko indi woon ngemb indi ko Kaolack mbéygee nga woon Kaolack boobu mooy sama premier grand combat waa ji bëreewuñu 2 secondes arbitre dafa sifflé ma dóor ko mu daanu te li ma ëppee mbéygee téye na làmb ji ba 18h ba 21h taxaw ci géew bi ne du ma bëre ma ne ko père damay bëre mu ne bu ma bëree kii daf may rey mbéygee ma ne ko damay bëre waa écurie Fass ñëpp wax ma leen damay bëre 18h ba 21h mbéygee génnul géew bi nee na du ma moo tax jour boobu ba ma dóoree waa ji mu daanu mbéygee dafa daw moom moo ma yenu ba daanoog man ci suuf jour boobu dama tuur xewal parce que ba may bëree gis ko mu taxaw ne du ma bëre parce que kii moo ma mën ma xalaat ni kii dafa waxoon ne du ma doon mbër tey lay xam ni mbër laa. kon loolu la motivé woon. daf ma motivation bu rëy la nekkoon loolu moo ma def mbër. loolu fu ma àgg ci làmb wax boobu moom parce que su ma doon tëdd di nelaw dama koy xalaat. su may entraîné dama koy xalaat lu may def dama koy xalaat. mais Balla Diouf xam nga yow maa ngi la doon suivre mais dañu def benn instant écurie Fass. dafa amoon coow trop surtout claf bi. boobu Gaston Mbengue moom moo ko tëggoon Père Gaston. nga amoon tur ba ñëw écurie Fass man dama doon dégg naan kii dafa am fit. kii mooy encadré kii ku ñemewul nii moom mooy. gis nga kalaaf boobu ngay wax noonu. kalaaf boobu man maa waroon finaalu. peut-être sama dëggu. ak sama ñeme wax dëgg. moo tax ñu jël final bi Gaston defee ko ni ko neex. su ma père la nag parce que ku defar làmb la ku am tur ci làmb la. mais kalaaf boobu ni mu jeexee tegu ko ci yoon. parce que boo xoolee bu fekkee dañ ne tournoi tey boo xoolee ay coupe du monde ay coupe d'Afrique yi 3 matchs ngay joué boo gañee sa 2 premiers matchs qualifié nga d'office tournoi bi noonu la demee woon ñu dem ba ci biir ñu modifier affaire yi atte ma ñàkkal. parce que modifier ko parce que dañ dem ba ci biir dama daan bàcc Seras daan Boy Sey bi may daan Boy Sey bàcc Seras mi ngi dóor Zos mu daanu du dëgg dernière journée la ma Zos daan parce que boobu bëggoon nañu ma bëriwaat ak bàcc Seras bu kalaaf bi jeexee Gaston proposé ma cachet ci signature contrat bi ma waroon def ak Zos loolu moo tax sama combat ak Zos boobu bu mujj bi concentré wu ma ci parce que dafa bëri perturbation père Bekay xam na bu baax li may wax signature contrat lañ toog Lagon 2 Gaston ne ma ruube bàcc mu ñëw yàq suñu signature yëpp bàcc di ma saaga di def lu ko neex. bu ana waa écurie Fass. boobu ñu ngi fa non boobu
mënuñ si woon dara parce que signature contrat man maa toog Baye Seras toog ne yeneen mbëri toog nii Bécaye toog Bécaye ne Balla Diouf ak Baye Seras bu ñu bëggee de bu ki minu championnat bi jeexee ñu boole leen fekk boobu Gaston mooy dicté loolu ma xam li Gaston bëgg yëpp bañ ma dékkee jël ma micro bi ne ma loo xam sa combat ak Baye Seras man leen déjà ñëwuma fi pour Baye Seras sama adversaire mi ngi ne la moom laay signature contrat Baye Seras li ma leen ci waxoon rek boucher makala damay ren di jéggi su ma ci pare naa ci loolu nag moo metti woon à l'époque sama père Bécaye ak Gaston moo tax ñu def tout pour Zoss daan ma ñu modifier dem Zoss mu bëri ji final ñu àtte ma ñàkkal loolu moo tax bëreewuma final ci mini championnat bi mais loolu yëpp weesu na loolu yëpp weesu na tey Bécaye mun naa wax ni fu làmb àgg tey Bécaye moo ko fa yóbbu fu làmb àgg laa la wax tey ci audiovisuel Bécaye moo ko fa yóbbu te ñun lu ñu doon tey wala fu ñu dem ñu ne diwa ngi nii moom bokk na si ñu fësal wax na suñuy qualité fësal ñu du dëgg mais loolu entre parenthèse loolu metti woon na ma trop ñu àdduna di dox écurie Fass tamit boo xoolee ni comme li nga wax rek ni nga seetlu nii ma amoon fa tur trop sonn fa parce que man dama nekk ni koo xam ne su may défendre benn couleur dama koy défendre kit ma ñàkk ci sama bakkan donc Fass maa ko bëggoon sama xol ba léegi nii dama ko bëgg sama xol donc musuma bëgg sax bu mbëru écurie Fass yu bëri damay mel ni ma maay bëri damay mel ni maa ngi ci biir géew bi tem sax ma xeex ak mbër miy bëri wala ma xuloog moom tellement que damay bëgg mu gañe bëgguma woon ku nekk écurie Fass di daanu wala dara parce que daf ma jaraloon lu nekk su ma bakken la ma jaraloon mu jaral ma sax ku am combat ci booy à l'époque ma jël sama xaalis ànd ak yow ci samay sëriñ tey def naa ko ay ñu at ñoom Papa Sow def naa ko at mbër yëpp di ànd ak ñoom ci samay sëriñ ñuy ngemb pour ñuy mën di am ndam mais nag voilà à ma grande surprise donc at li xew coow li xew donc te man dama mësoon gëm ni bu mu mësee génne écurie Fass bàyyi naa bëri man loolu sama gëm-gëm la woon. kon nga génn écurie Fass déception la ci Balla Diouf. bu rëy parce que xalaatuma woon envisagé wu ma woon sama àdduna génne écurie Fass. nga génnee dafa. waaw mais garaawul c'est que àdduna la quoi loo gis rek day am après nga tiré ci ay leçons après mu weesu donc lu fi amoon la donc man li ma ci waroon wax. lépp wax naa ko mais bëggoon naa nag ay dirigeants wu écurie Fass ñi nga xam ne tey ba fi coow li di am ña nga fa woon ñu exprimé wu ci ñoom Abbas Ndoye ak ñoom Moustapha Guèye ak ba ci Gris Bordeaux ñoom ñëpp ñu exprimé wu sama sama diggante ak ñoom parce que tey di nëppal wax di ko làqal taxul wax leer parce que man ba ñuy wax dañu waxoon sénégalais yëpp dégg tey dañu war a waxaat sénégalais yëpp dégg. kon da nga bëgg ñoom ñu wax pour nga ñu wax mu leer daal. non mais c'est que c'est juste que rek ba léegi dafa lëndëm tey foogoon naa ni tey lan mooy responsabilité nit ku nekkoon ci benn écurie am fa ay responsabilité yu mag ci biir écurie bi def fa lu nekk ci biir écurie bi bëri fa 24 combats def fa lu bari xeex lu bari tey war ba génn ci écurie bi amul kenn ku exprimé wu ci kooku noonu dafay mel ni leneen la quoi. est-ce que ñoom nekkul dañ la jox toor moo tax ñu ne. ban toor fii toor amu fi tey bu toor amoon tey kon di ngeen ko gis ci man fekkoon ni tey man maa def la nga xam ne mooy toor di ngeen ko gis ci man mais. am nga ay Sénégal ñëpp seere nañu sama diggante waa écurie Fass écurie Fass nag kenn ëppale wu ma fa. ba tey. ba léegi nii may wax. bu fa kenn ëppale woon Balla kenn ëpp bàyyi naa fa. mais xanaa ne nit ki fa nga nekk fa membre. mais ni nga génnee moom moo rafetlu parce que tamit fayuñu naar bi xorom moom noonu la ko. non c'est que le problème que sànq ba ñuy commencé nee naa la du ma wax ci écurie Fass. donc bu fekkee dañuy jaar ci waxu écurie Fass tey. nekkatuma fa. nekkatuma mbëru écurie Fass nekkatuma mbër buy takk ngemb di bëre. je suis un passionné de la lutte passion bi nga xam ne moom laa doon namm di bëgg bëre. passion boobu laay nuuril ba léegi ci làmb. mais da nga apporter écurie Fass lu rëy Balla Diouf. mais loolu dëgg la mais yàlla moo xam xaw ma ndax apporter naa leen wala apporter la ma yàlla moo xam man sama rôle la ma fa doon def ba ma fa nekkee la doon sama rôle def naa ko ba ma fa nekkatulee tamit maa ngi samay yeneen lijjantiwuma leen xooluma ci luñ nekk xooluma ci luñ nekkul am naa fa ay xarit am naa fa ay nit am naa fa ay am di jàmm lu ñu xewle dinaa ca dem. bu weesoo loolu weesu naa ko. mais instant bi noo gisee ndax gis nañ ni canal yi bari na fa problème yi bari na fa est-ce que tey am na koo xamante ni yaa ngi koy ciblé
pour bu nekk 3e Tigre de Fass gis nañ bëgg dem boo Ndiaye Gris 2 daanu na problème Papa Sow bi amoon nga gis léegi écurie Fass bi mu xaajuloo noonu Balla Diouf ban jàngat nga ci ak donte nekkoo fa sax. écurie Fass mooy instant yi nii man mënuma la wax ban jàngat laa fa am parce que xamatuma lu fa xew carrément xamatuma nu ñuy fonctionner xamatuma naka la ñuy désigner seen i entraînement ak seen programme parce que gëj naa fa depuis plus de 5 ans tey mënuma xam lan moo waral problème yii di xew nii di persister nii kaakaa mënuma ko xam parce que gëj naa fa mais daal li wër te wër mooy Fass ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux mooy teddu filu écurie Fass tey je pense que moom mi nga xam ne mooy ndeyu mbili écurie Fass mooy tedd fil bi moo waroon jóg takk ay dàllam dem seeti mag ñi seeti mbër yi seeti ñëpp wàccee boppam tamit seeti ñëpp dajale écurie bi wax ak ñoom écurie bi dajaloo waat ñu tegaat nekkaat ci ay bonne base mais bu ku nekk seetaanee ku nekk sa coin problème du mës a réglé problème kër day am problème mais nit da ciy dox comme nag moom la yàlla def mu nekk teddu fil écurie Fass man dama koy woo Gris Bordeaux mu takk dàllam dem seeti Papa Sow dem seeti Moussa Gningue dem jëli ña ca des ñëpp ñoom Thierno Dramé ak ña ca des ak ñoom Abbas mën nañ ko lu tax ñuy toog di seetaan écurie Fass mooy Ndakaaru du dëgg lu tax ñoom ñuy toog di seetaan ñëpp toog mel ni comme si que rien n'était nañ jóg ñi war a jóg nañ jóg dem dox seet ñi ñu war a seet dajale ñëpp gars yi def génnee li nekk ci xol yi wax ku nekk li la metti ñu jël la nga xam ne mooy xam nga changer ñi nga xam ne làmb raw na leen ut ay jeunes yu dynamique ñu diriger écurie bi ñu bëgg làmb bëgg écurie Fass ñu diriger écurie bi mais bu ña fa nekkoon bañ fa nekkee li fi nekk rek mooy continuer mooy persister. Balla dañoo gis mooy actualité bi dañuy gis ñu bari comme par exemple ni day nekk fii comme nit dëkk Yoof nekk fa kii di bëri mbëru Parcelles kii xamante ak moom ñuy soupçonné mbër. loolu noonu est-ce que du yàq ndax dañu gis léegi lu bari léegi pour mbër bu tàppet mbër bu ragal kese mbër bu tàppet kese mooy am combat di xool di soupçonné mbër boo gëmee sa bopp boo wóoloo sa bopp sa adversaire na ñëw ba sa biir kër moom na ñëw ba sa biir kër sotti fa gàllaaj boo tëddee da ngay nelaw yenn yi tàppet la yenn yi ragal la parce que tamit làmb ñu koy def bëri nañ trop mais ñi ci ñeme bëriwul mbër yi ñeme bëriwul mais mbër yi takk ngemb di bëri di ngandalu bëri na trop mais mbër yi ñeme bëriwul dañ leen di seet mbër boo gis mu am combat di xool ñu ko jegee wala di am ñu muy tam rek kooku fitam des na wóoluwul boppam donc je pense que nit ki boo amee lu lay yàqal yow mu defal ko boppam de defe naa ne avancé moo gën quoi je pense que yenn yi daal gis nga nit bu ñuy ànd ak yenn supporters yi nga xam ne amuluñu njëriñ benn mbër di tas mbër yi. supporters yi waaye dañuy dugg ci biir mbër yi. supporters yi nga xam ne amuluñu njëriñ benn mbër ñooy ñëw dugg ci mbër yi bëgg mbër mi neex na la nga koy may benn weccit wala di ko jëndal lee wala laa ñëw naan ko moytul diw mbër ma bu nekkee con wala ku nekkee mbër mu tàppet loo ko wax da koy def c'est juste ça. nga jóge écurie Fass nekk Yoff. ñëw Yoff ñu gis nga bëri ci benn combat. te Balla Diouf liñ lay gis pour nga ànd ak mbëru Yoff yi bariwul lu waral loolu sa temps moo la ko mayul wala léegi. waaw ba may ñëw écurie Yoff man daanaka dëkk Yoff moo tax ma dem écurie Yoff parce que ba may nekk écurie Fass maa ngi dëkk Yoff waa Yoff accepté ma bëri fi xarit su ma amee combat donte écurie Fass laa nekk waa Yoff dañ ci daal sonn donc ba ma ne génn naa écurie Fass rek automatiquement sama xel dama ne bàyyi naa bëri parce que xalaatatuma di dem ci beneen écurie mais Yoff bi ma dëkk dama gis ne amoon na ay jeunes yu doon door a débuter ma xam ni soxla nañ sama expérience donc ñetti nit wax ma ko ma ne daal bàyyil ma dem écurie Yoff daanaka même bu ma bëreetul sax ma partage ak ñoom li ma xam ci làmb yenn jeunes yi ma xam donc ba ma fa demee tamit noonu la demee ça s'est bien passé vraiment Yoff nekk dëkk boo xam ne dëkk bu mag la ci biir réew mi am ay kilifa am ay notable am lépp donc am ay jeunes yu am talent aussi tey ba ma fa demee tey ku mel ni Douboune Modja tey gis ngeen combat bu mu bëree booy ñoom ñëpp tey Yoff potentiel bu bëree ngi fa ma dem fa donc partager ak ñoom li nga xam ne moo doon sama expérience donc bëri fa benn combat aussi mais un moment donné c'est que àdduna loo gis passion la quoi dama dem ba benn moment
passion bi ma doon yee may jug fajar di entraîner passion bi ma doon defloo yenn sacrifice sentiratuma ko. déception dem ba làmb dégoûté ma toog naa ay at seetaanuma làmb dégluwuma émission làmb parce que dama dem ba lépp luy làmb dama koy éviter parce que en plus nga bàyyi làmb plus ngay dem ngay découvrir ne yow mii kat dañ la yàqoon ak dañ la sànni woon ay kortak nga toogaat ay at di faju tu vois mais bien sûr parce que boo xoolee man nit mënoo jékki-jékki aay di bëre di daan di def ay parvent jékki-jékki xamoo dara loolu mënul nekk maa la da nga bokk ak ñoom même dama leen xam ay nit yu ma xam bu baax a baax a baax te ay mbër la dama dem ba découvrir ko parce que tey boo xoolee sama coow écurie Fass ci yu bëri noonu la demee parce que Gris Bordeaux mun naa wax ni pion la rek bu ñu dam yi pousse ko sama kaw mais problème bi romb na ma Gris Bordeaux parce que Gris il a rien compris moom dañ ko dam yi dañ ko manipuler pousse ko sama kaw parce que boobu li ma xam moo bëri li ma xam moo bëri te combat Gris boobu laa doon xaar mu jàll pour ma kalaate ko te li may wax nii seede laa lay wax de Ibra Mbaye bii écurie Fass xam na bu baax li may wax parce que moom ba may toog di xam moom ma nga toog ka ñu jëlee woon Bissau indi ko fii mu ay at mu may topp di ma yàqal kooku moo dem ba xam ni man mii écurie Fass laa bokk moo ñëw ba ci man toog sama yaay toog Jili Mbaye bu écurie Fass toog Ibra Mbaye toog te kooku sëriñ waa Fass la woon du sëriñ waa Fass ok sëriñ la woon kilifa gu mag la koo xam ne dañ ko déplacé indi ko saa yi mu amee combat dañ ko doon indi mais kooku mosul xam ne écurie Fass laa bokk pour mu lay yàqal yow jour bi mu xamee ne écurie Fass laa bokk dafa ñëw ba sama kër baalu ma ak toog yàlla mooy seede sax jour boobu damaa bëri ba pare moo am lu ko metti parce que mu ne kii mosul xam ne écurie mu ñëw baalu ma ak ba pare wax ma lu nekk sama yaram yëpp ak lépp lu mu ci def at ay ñi mu daat boole ñuy àndandoo di ci def mu wax ma lam ca mën a dindi at lu mu ci mënul dindi tegtal ma nag fa ma war a mën a dem faju ji toog naa sayee yàgg na toog naa ñaari at di faju ba ma fajoo ba wér nag laa ñëw commencé di attaqué ba ma leen di attaqué ñoom ñëpp kenn mësul wax ba léegi mësuñu wax lu tax waxuñu te li ma xam ba léegi waxuma ko parce que ñoom laay xaar ñu wax te bés bu ñu waxee dinaa wax li ma xam a bari te maa ngi ko téye nag di xaar ci ñooñu noonu ñoom lay xaar kenn ku ci wax rek ma wax mais amatul sens man tey ndegam jot naa sama wér-gu-yaram di lijjanti di dox samay soxla maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax te merewuma kenn jàppalewuma kenn dara baal naa ñëpp àq képp ku ma mës a def dara lu ma yëg ak lu ma yëgul baal naa la àq waaye du ma nangu ku may ñàkkal fayda wala ku yàq sama der c'est juste ça. Balla beneen mooy ngeen def benn association. bu toj am buzz mbër yëpp wuy si leen macha allah ñu ne ba benn instant xam nga ngeen di xeex pour waa CNG jóge fi. ñoom ñu am ndam seen kaw toog. ñu jékki-jékki CNG ban ndam la am sunu kaw. Alioune Sarr ngeen bëggoon mu dem. déedéet il faut pas gis nga nit booy poser question. da ngay poser nit question bi nga xam ne tey bu lay tontu dina la teg ci axe dina la tontu boo xam ne tey boo ñëwee ne CNG dafa am ndam suñu kaw non ba dafa mel ni kon yow liiroo actualité wala suivre actualité. non parce que yéen ñun lu ñu bëggoon léegi li ngeen bëggoon. ñun lu ñu règlement yeeg yooyu yëpp changé. déggoo ma de. acca ñëwal. CNG ni mu fi nekkee woon. dafa ëpp. amul kuy wax dara CNG du dëgg. sunu papa tubaabu joor li ñuy xeex nii da ko xeex ba dee ba mu dee la door nit ñi door a xam lan la tubaabu joor doon wax te pourtant ba mu koy xeex ay mbër a ngi fi ay mag a ngi fi ñëpp dañ cee àndoon ak moom ba ci mànga daf cee àndoon ak moom ñu dem ba ci biir war am ci tubaabu joor génn wax ak ñoom ci la mbëru démbee yeeg ancien gloire yi xaajaloo moo lay wan ni lépp li ci biir làmb ji dafa am genre circuit boo xam ne boo ci nekkul yow considéré wuñ la dara te man en tant que mbër sama conviction laa doon demee de ces association de sama conviction bi nga xam ne moom laa am ci mbër ñu war a respecter mbër gëdd bi mu war a am ci làmb mu am ko loolu laa wax parce que man dama tukki
gis yenn anciens sportifs yi seen ministère yi sax dañ leen di jox yenn carte yoo xam ne fu compétition internationale am dañuy dem assister fu ñu feebaree dañ leen di faj man may toog dama doon ñëw làmb di gis ay anciens gloires yu ñu téye ci bunt bi di gis ay communicateurs traditionnels yoo xam dañuy ñëw ak seen i xaftaan ak seen sabadoor ñu bàyyi leen ñu dugg gis ñoo xam ne ay ménagères yoo xam ne topp mbër lañ de topp mbër ba doon ay ménagères ñëw ñu leen di bàyyi ñuy dugg di téye ay mbër loolu yàgg maa metti may toog ci làmb ñuy dagg mbër dagg yu teguwul fenn jël ay règlement yoo xam ne kenn xamul ci yenn condition lañ jëlee règlement yi ah ak complicité ménagères yi ah ménagères yi nga xam ne xaalisu mbër la ñuy lekk lu ñu doon tey mbër a tax ñu doon ko faalewuñu mbër lijjantewuñu mbër ñoom seen bopp rek tey bañ na ko sax boo nekkee ancien mbër yor sa carte ménagère boo ñëwee di engagé ménagère dañ naan du ñu engagé at mbër fan lañ ko teg te lu ñu doon mbër yi tax ñu doon ko tey mbër yi war na jug tey mbër war na jug di xeex li nga xam ne tey mooy droit am mooy dagg yi ñu leen di dagg metti na ban assurance mooy assuré mbër yi yan condition lañ leen di assuré 10 000 francs yi ñuy jël ci licence am na 7 000 francs assurance licence bi 3 000 lay jar 1% yi ñuy jël ci cachet mbër yi ay 300 000 400 000 1 million pour assurance ban assurance mooy assuré mbër yi ban politique assurance la ñuy assuré mbër yi màgget ban pexe la CNG am ci moom yan mécanisme lañ teg ba nga xam ne mbër bu demee bay waaj a bëree war na mën a intégrer doon arbitre wala doon ménager wala intégrer amul benn mécanisme bu ñu teg ñun yooyu lañ doon xeex mais pas CNG jóge fi wala Alioune Sarr jóge fi wala kii que ce soit xeexuñu woon ay nit. mais Balla wax nga ko léegi ndax parce que yow xeex bi dañ cee fësoon trop. ndax nga dem ba nekk secrétaire général. nekk naa ko lu yàgg secrétaire général xeex bi mën naa wax ni presque. ci fin wu ba may bëgg bàyyi parce que naroon naa bàyyi bu yàgg gars yi ñoo bañ parce que nanguwuñu woon def assemblée générale nekk naa secrétaire général pendant 8 ans wala 10 ans du ci xeex bi rek laa nekk secrétaire général. ok mais li tax nga quitté Khadim Gadiaga nga quitté te yow da nga bokkoon ci nga xam mooy clé bi. li tax ma bàyyi man du ma xeexal ñoo xam ne ñi ngi toog seen kër di làqatu di gagné ay millions man ma leen topp mbedd bi di leen xeexal man sama conviction man lan la man du samay wax du ma ko nëbb ñun du ñu nekk ay mbër di xeex pour mbër am jàmm wala mujj mbër rafet parce que ñun mbër boo xoolee da ngay xool mbër mujj mbër yëpp a ñaaw ana Mbaye Gueye ana ay Boy Bambara ay ñoom Double Less tey bu ay doomam yàlla nàkkal leen ci làmb tey Double Less tey doon na ci génn ay yeneen suñu papa Ibou Ndafa ñun ñii ñëpp ñoom ñii ñi fi nekk ñii tey ñëpp xew am xaalis am buzz fa la ñuy mujj yaa may dégg man nag du ma xeexal ay mbër yoo xam ne ay 100 millions 50 millions 80 millions la ñuy am man nekk ci télé yeeg rajo yi di xeex ñoom ñu toog seen kër te doo leen gis man loolu moo tax ma bàyyi parce que man dama nekk koo xam ne lu ma gëm laay def lu ma gëmul du ma ko def man dama ma ciy dugg sama gëm-gëm la mais gis naa ni mbëri lii ñu leen di teg nii moo leen arrangé di toog naan ay père nii parce que ay père may na la 100 000 père may na la 200 000 naan la bul ànd ak mbër yi ay mbër yu màgget lañ ñun ñëpp ay mbër lañ ngemb lañ def ñooñu leen topp bëree ngeen bëre bañ topp leen di leen defal ay teraanga donc mbër mooy mbokkam ba ma demee ba gis ni yenn mbër yi vraiment mooy mënuma leen sax comprendre mënoo xam lan lañ bëgg man xaw ma ndax ñii am nañu xel wala amuñu xel ma ne man lii xaw ma ko man ma dem toog jàpp sama njàmbur nekk ci leneen association bi nag ay nit ay góor rekk ci nekk Khadim Gadiaga mun naa wax ñoom capitaine PK ñoom Kona ñoom Akon ñoom Bayla bu ma limee sax damay juum ay góor dëgg ci nekk te ñu ngi ci nekk ba léegi man amul dara lu ma association bi def ba ma bàyyi maa gis ni am nañ ay jeunes yoo xam ne am nañu talent te man wax dëgg yàlla toll naa foo xam ne am naa yeneen nag di xeexal ñoo xam te ne gisoo leen nag Balla dafa metti déglu ma rek xam ni ñun booy yi nga xam ne tey ñi ngi fi nekk en activité am nañu talent am nañ niveau bi man ma bëggoon noppalu ji dem tali sama leneen parce que pendant 12 ans maa ngi ci association bi pendant 12 ans maa ngi ci biir association ba may bëre nekk en activité maa ngi ci association bi ci biir association bi la sama combat ak Modou Lo taxaw 2008 ci association bi 2008 sama combat ak Modou Lo ci la taxaw ci laa bëre ak Modou Lo réunion association bi fa lañ taxawalee sama combat ak Modou Lo waaw kon yàgg naa ci association bi
dem ba nekk secrétaire général pendant des années un moment donné nag boo gisee gunge bu yàggee day soof teg nañu ay jalons teg nañu ay pas tey CNG mun nañu wax ne amul ndam su ñun te tey bu ñu demee ba CNG bëggul woon ñu def assise nationale am na on a fait face wax suñu idée génnee suñuy idée tey changé nañ CNG bi changé nañ système bi yenn dagg yi déggatoo ko tey mbër yi tey déggatoo kenn kuñ fi dagg yenn dagg yi yenn abus yi amatu fi kon CNG mënul am ndam ci kaw mbër yi tey mun naa wax ne mbër yi ñoo am ndam parce que tey lu bëri changé na ci làmb ji tey boo nee CNG am na ndam dama naan yow est-ce que yaa ngi fi woon. non xam nga tax man la am na ndam. non xam nga wax nga ko. mais ma léegi ba pare ba dama continuer xam nga wax nga ko. parce que am na yenn yoon doon xeex. yoo xamante ni jóge na fi. xam nga kon li nga wax rek xam nga tey fii de kii day wax gauche kii wax droite. moo tax nag léegi nag moo tax man ma bàyyi. dem util leneen. du dëgg association bi nag li ma lay wax rek génn naa ci nii en tant que secrétaire général. mais maa ngi ci biir ba léegi. parce que seeni conviction mooy sama conviction li ñuy xeex tey bu association bi amee lu muy xeex damay jóg dem xeex parce que li ñuy gëm seen idéologie man loolu laa gëm parce que tey boo xoolee am nañ groupe WhatsApp Dekki Làmba boo xam ne bépp mbër bu nekk en activité yaa ngi ci biir am nañ beneen groupe boo xam ne moo tudd les sages bépp mbër bu mës a takk ngemba ci Sénégal ba bàyyi bëre nga nekk yaa xam muy mag muy ndaw muy koo doon yaa ngi ci groupe boobu tey bu ma la ko wanoon léegi di nga waaru ci yàlla mbëru Sénégal yëpp a ngi ci mag ñëpp a ngi ci nag parce que boobu ñi ngi dajaloowaat di waxtaan sotti ay xalaat di xool lan li nga xam ne mooy gën a mën a ñoŋal làmb ñu ciy nekk ñun nekkuñu fi rek di xeex de wala di xeex diw ñun làmb moo ñu ñor ñun ay mbër lañu on est des compétiteurs làmb moo ñu ñor li làmb laaj pour mu baax jëm ci kanam dinañ ko def. Balla Diouf am nga ay regret loo xam ne tey bu démb doon tey ci làmb Balla Diouf dina bëre wala doon mbër ndax gis nañ kon li nga exprimé wu fii. ndax am na lu bari lu neex am na lu naqari mais est-ce que am nga ci ay regret. non man sama côté carrière awma ci benn regret parce que sama carrière bu honorable laa def quand même parce que toog naa ay guddi yu yàgg muy neex di bëri di bégal waa Médina di bégal waa écurie Fass toll nañ ci ay moment victoire jafe woon fa yàlla doon ma suturaal. mu doon neex trop samay côté tey aw ma benn regret parce que ci grâce à la lutte tey tax na ma permettre na ma dimbali ñu bëri ci seeni carrière ma dimbali ñu bëri tey ba ñu am na ñu bëri ñu am tour tey ci Sénégal am na fu ma jaar ak ñoom te du ma ko tudd muy ci presse bi muy ba ci mbër yi muy écurie Fass ba ci mbër yi nga xam ne connaissance rek lañ doon am tey yàlla permettre na ma grâce à la lutte ma dimbali ci ñu bëri xëy na nag xaar retour xaaruma ko ci séntuma ko ci parce que loolu du sama affaire mais tey fierté la may gis tey ñooñu nga xam ne seeni carrière def naa ci benn coup de pouce bu ndaw ba tey ñu agsi fu ñu agsi kon sant yàlla li ma gën a neex mooy bàyyi bëre te sama aay jotagul te parce que tey dama doon ñaan yàlla bañ a bëre ba màgget wala bañ a bëre bañ naan nañ ko utal benn combat pour mu am dara pour bàyyi yooyu yëpp la ma ko doon bañ a ñaan yàlla pour mu bañ a agsi à 35 ans bàyyi naa làmb à 35 ans def naa carrière bu honorable ba tey maa ngi nii toog doon jeune mën a def yeneen activité te yàqulu ma dara te fu ñu jaar ñu ne diwa ngi loolu ba nekk na ci lu ma neex ak respect bi nga xam ne tey moom la ma doomu aadama yëpp a jox ak bëgg gi nga xam ne tey bàyyi naa bëre sax te léegi rek ci buntu kër gi la benn paa romb ndax mooy waroo woon bàyyi bëre chaque jour damay dégg moo boobu waroo woon bàyyi bëre chaque jour am na koo xam ne dama daje ak moom hôtel Pullman ñu bari ñu ne ma bu grand wax dëgg yàlla ñun ba nga bàyyi bëre ba léegi seetaanatuñu làmb parce que li ñu doon neex ci mbër yaa ko doon def mais lu tax mënoo bëriwaat am na koo xam ne pare na pour fayal ma saal pare na pour jox ma xaalis pare na pour mettre ma dans les bonnes conditions pour ma bëriwaat mais àdduna du xaalis du matériel àdduna passion da cee baax man làmb passion moom ma ci doon dundal te passion boobu passion bëre ak takk ngemb amatuma ko mais passion wu jàppale ay jeunes passion wu làmb dox ba mbëri gis ci seen bopp passion boobu laay nóoral léegi. kon ku la woo ci benn écurie fay la waxtaan ak yow nga dem jàppale ko. bu dul fay sax man juste rek man am naa envie li ma xam ci làmb ak li ma dund ak vécu bi ma am ma partagé ko ak ñeneen. donc loolu daal laa ci bëgg sinon moom maa ngi ñafe suma live ci leneen parce que yàlla moom
du loxo bii rek lay maye. mun day may loxo bi di may loxo bi comme loxo bi làmb ji la ma rocc ko rek tàllal ko feneen. noo gisee mbëri ci kaw les VIP parce que waxoon nga ci sax benn kii ñoo doon laaj ci ki nga xamante ne moom mooy ay ñoom Balla Gaye de Gris Bordeaux Tapha Tine rang boobu Lac de Guiers noo leen gisee rang boobu. c'est que làmb dafa tëju. lu doy waar làmb depuis 15 ans ngi nii. ñeenti mbër wala juróomi mbër wala juróom benn mbër rek a fiy bëre xaalis tey boo xoolee làmb mbër yi am kër matul 10 matul 15. parce que depuis 15 ans benn loo rek ñooy bëri plus de 100 millions jeunes yi fi nekk yëpp dañuy sonn rek làmb la ñu war a ubbi élargir ko ba ci mbër yi ki bëri 4e combat di am cachet di ci gis seen bopp parce que ñëpp am supporter ñëpp am ay waajur làmb dañ ko war a xoolaat ba maximum de mbër di ci bénéficier mais ñi ci kaw nag am nañ mérite parce que foofu ñu àgg du caaxaana leen fa àgg dañoo bëri ba àgg fa tey am nañu mérite mais tamit voilà quoi na làmb ji gën a ubbeeku mbër yëpp gis ci seen bopp man surtout mbëri ndaw yi nga xam ne ñooy gën a neexal ñoo gën a neex combat ñooy gën a feesal stade bi ah ñooy gën a sonn ci làmb te amuñu ci dara ba pare ménageurs yi yërëmuñu leen ci dara yërëmuñu mbëri ndaw yi ci dara dañuy balaa ngay jox avant sax léegi dagg nañ seen 10% dem nañ seen yoon ah kaaw ménagères yi war nañ ci wax ménagères yi nga xam dañuy yor ay 40 mbër dem ba seen i mbër yi di bëri seen biir ah ay détails mbër bu feebar yoonam nekku ci ménagère défendre mbër du défendre mbër intérêt rek lay xool yooyu yëpp ay cas la parce que xeex bi du CNG kese parce que làmb li ñu war a assainir moo bëri mais malheureusement ñëpp comprendre wuñu ko noonu mais un jour ñi nañ ko comprendre noonu incha allah parce que li suñu papa tubaab jor xeex ba jóge fi tant que ñu ngi dund dañ koy continuer. ñu koy jaayewaale au passage mooy suñu papa Mor Fadam. ban kàddu gu mujj ngay wax ci moom tamit di ko jaale. un référence un très grand champion boo xam ne ñun ñii ñëpp tey suñu carrière mun naa wax ne ñooñu ñoo doon suñu seetu. ci ñooñu lañ doon xool di gën a sawar. Mor Fadam tey ku ko xool ci Sénégal ku xam ni tey ku exemplaire la parce que mbër la woon Sénégal ba pare international la woon indil na mer Sénégal ay médailles tey mën naa wax ni ci mbër yi gënoon discipliné la bokk ci mbër yi gënoon calme ci la bokk tey li ma doon wax rek di ko kaas ñooñu nga xam ne tey dañoo honoré Sénégal seen mujjantal dafa metti ci ñoom ay ñeneen ak ñeneen tey Mor Fadam billaay walaay gor la woon koo xam ne gor gi nekk ci moom moo taxoon sax mënul di wax yenn yi mais tey war nañuy xoolaat bu baax mbër yi bàyyi bëri war nañuy gëstu bu baax situation yu mbër yi nga xam ne ñooy ancien mbër yi ñu jox leen li ñu xam ne moom la ñu moom lu ñu yellool ñun loolu la ñuy xeex pour ëllëgu mbër mën a rafet tey mënuma gis koo xam ne pendant 30 ans 50 ans da nga bëggal ay sénégalais mujj gi nga dem ba bàyyi bëre li nga xam ne moom nga doon nuurul di ci nuurul nit yi nuurilitu la ah boole ko nga dem yar ay xale jàppale leen ba ñu doon ay champion te yow sa réew mënu la sax jàppale je suis désolé donc loolu yëpp yu metti la mais ñu ngi koy jaale njabootam di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana di ko wax ni fi mu jógee fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee parce que référence la woon bu mag a mag ci discipline am ci fonkoon làmb ci bëggoon làmb demoon na ba feebar sax day ñëw di assister làmb mbërëm yi nga xam ne ñoo nekkoon écurie am tey heure boo demoon CNG da nga fay fekk Mor Fadam muy lijjanti ay kaawu mbërëm donc yooyu yëpp ay exemple la tey ñooñu war nañ leen di jox chance tey xëy na père Birahim tey père Boy Bambara mi ngi tëdd feebar père Birahim mi ngi fii ñeneen Ibou Ndafa ngi fii ñeneen a ngi fii nañ leen gëstu ñu xool mag ñi naka lañ leen defaree ay carnet de santé yoo xam ne ku ci feebar di nga faju te bu weeree jotee ku ci nekk mën a am dara ñu bàyyi ci xale yi ñuy topp ah parce que loolu tamit nit ki boo defalee sa dëkk boo demee ba sa doole jeex sa dëkk da laa war a fay te sa ñii mbër yi seen dëkk fayu leen jërë ngeen jëf. waaw sant ñëpp gërëm ñëpp rek bu fekkee ni am na lu mu fi wax loo xam ne am na ñu mu touché maa ngi koy jégalu bit bi du loolu donc waxoon la rek pour vraiment
exprimer li nga xam ne moom laa xalaat at li may dund at li nga xam ne moom laa gëm ci làmb donc bu fekkee ni waxuma pour offenser kenn waxuma pour insulter kenn dama wax rek li nga xam ne mooy sama xalaat at sama gëm-gëm bu fekkee ni offensé na kenn maa ngi ciy jégalu di jégalu ñëpp di wax ni Sénégal ñun ñëpp ko bokk di ñaanal suñu gaynde yi nag ñu jël coupe d'Afrique parce que suñu victoire bi démb neex na lool mais yàlla na continuer nag te yàlla nag bu leen ñu def comme d'habitude nag bi na continuer jërëjëf merci beaucoup.